ci diir bu gàtt ñu jokkoo ak askan wi joxe li nga xam ne mooy information yi mënta ñàkk su ko defee ñu tàggatoo rapidement waaye su laajee ñu dajewaat itam ci daje bu gën a yaatu ñu dajewaat rek waxtaanaat ndax information moom léegi dafa mel ni n'importe quelle denrée de consommation fañ ko laaje fa nga koy joxe waaw moo tax dinañ leen xel di woo ba ñaar ba ñetti yoon ci diiru gàtt pour jox leen li nga xam ne mooy information bi nga xam ne mënta ñàkk ci situation bi li mënta ñàkk njëkk mooy faw ñu jaale sunu doom sunu rak ak sunu mbokk yi nga xam ne ñoo dëddu àddina ci li nga xam ne mooy woote boobu nga xam ne ñooñu jiite coalition Yewwi Askan Wi ñoo ko woote woon ne dañuy dajale xale yi ngir jaxase réew mi jël xale yi làq seeni doom ñoom yóbbu leen école ñu jàngi defi composition jël doomu jàmbur yi ne lañ nañ songi ñi nga xam ne ñooy takk der yi ba mu am ñett ci sunuy doom yu ci ñàkk seeni bakkan loolu nag doon na laaj ñu jàll leen jàll seeni njaboot méttit lu ko ba ci kanamu yàlla ndax lii du li nga xam ne moom lañ yéene ci li nga xam ne mooy jëflante ci wàllu politique ci réew mi ñu war ko teg ci waxtaan ak sottante xel ak werante sax ci wàllu xel mais ci yéene ci réew mi waaye toog rek ne fitna mooy sa ni nga gisee politique demoon sax ba ne li fi xewoon jéye ji fi xewoon mars ne moom day jéem pour def li nga xam ne mooy deuxième vague mooy tollantiku malheureusement yéene tollanti ba mu waxoon mujj nañ ci ànd ñoom ba jëmmal ko ndax su duloon li nga xam ne takku der yi ak autorité état seen taxawaay ak seen xarañ ak ni ñu mënee def liggéey bi ba nga xam ne duñ ci boom kenn góorgóorlu nañ ci su duloon ak loolu dina gën a ñaaw waaye ñi ñu war a njëkk a sant gërëm leen mooy askanu Sénégal askanu Sénégal démb woneeti na xar kanamam ak matam ci wàllu li nga xam ne mooy taxawaayu démocratie dañ leen doon woo ci fitna ñu ne déedéet ñoom dañuy liggéey dañ leen doon woo ci génn sànnante xeer ñoom ñu ne mukk dañuy dem daani seen doole dañ leen doon woo ci fexe jàmmarloo ak nguuru Macky Sall dañ koo bañ li ñuy def mooy toog seen kër seetaan ñi nga xam ne seen yéene ci réew mi du lu dul teg fi safaan loolu nag lu dul encouragé ci sénégalais yi duñ ko def seen yéene boobu nga xam ne musiba rek la doon jur su antu woon yàlla nanguwul su ko defee ñi di ci sant sunu borom waaye di ci sant tamit ñi nga xam ne mooy askanu Sénégal ci seen taxawaay na mu mote léegi nag du ñu def lu dul fàttali ne ñii nga xam ne ñoo nekk ci coalition Yewwi Askan Wi ni ñu jàkkaarloog yéen noonu lañ jàkkaarloo nag yéen taskatu xabaar yi bi élection locale yi mooy maanaam mairie yi jeexee ba mu leer ne entre 85 ak 90% communes yi ci réew mi jokk nañ bopp président de la république Macky Sall ak njabootam ñu taxaw fii bëgg ñu gëmal leneen ne ñoom ils sont majoritaires ñu taxaw ne leen loolu méngoowul ak liy dëgg réew mi coalition Benno Bokk Yaakaar moom la jox bopp ba léegi te jox bopp bi yëpp du seeni xar kanam du seeni juddu du seen taar du dara lu dul liggéey bi nga xam ne président de la république ak coalition am liggéey nañ ko ci askan wi ba am ci résultat bu kenn naatablewul jafe-jafe yi ñuy dund mu doon ay jafe-jafe àddina yëpp mesures yi ci président de la république di jël ngir njaboot sénégalais yi seen bopp ñoo ko xamal seen bopp kenn nettaliwu leen ko loolu nag dafa mel ni ñun ñu ngi koy waxtaan ak askan wi waaye ñi ko gën a xam mooy opposition bi seen bopp ndax mbir mi nag ñoom dafa mel ni suñ ko seetee ba seet mooy pàcc bii ci opposition yi bëggul dem élection su bëggoon dem élection déposer liste rek jarul coow su bëggoon a dem élection rikwaay yoon bi nga xam ne moo la permettre fa nga juume woon nga mën a defaat sa liste fii ci Ndakaaru dem kon nga dem gagné élection yi su bëggoon a dem élection du wër di wax naan amul liste te fekk am na liste mbir mi gagné la rek yóbbu ay député waaye dafa mel ni ñii dem élection yëkkatiwu leen li leen yëkkati woon mooy li ñu doon jéem démb te sottiwul ñun nag dañoo pare pour dem élection li tax ñu pare pour dem élection mooy
dañoo am njiit yu mat njiit mbiit yoo xam ne du ñu ji fitna ci réew mi njiit ñoo xam ne newuñ tey faw ma am nguur ak lu mu munti jar ku ci nekk ci ñi nga xam ne ñoo composé la coalition Benno Bokk Yaakaar ay leader yoo xam ne ku ci nekk waroon nga mun a am sañ-sañu ne man dama bëgg a jiite réew mi ñu jël seen ambition personnelle tënk ko ne def nañ ko ci projet bi nga xam ne mooy projet réew mi jiital président Macky Sall muy président coalition bi moo tax ñun wóor nañu ne su dee jël projet politique rek la ak vision politique ne lii mooy sama yéene lii ngay dem wax ak askan wi amuñu naatable amuñu xel ñaar ne élection yi suñ ci demee ci sénégalais yi nga xam ne ñooy dund politique yi président de la république ak majorité am di teg amuñu xel ñaar ne dinañ am ndam loolu la ñuy ñaan suñ fa yeggee waaye ñi amul loolu faw ñu uti pexe nag mooy wax dëgg yàlla di bëgg a taal réew mi mais réew mi nag ay xale tabaxuñ ko réew mi caaxaan tabaxu ko ay magum diine ay magum politique ay magum cosaan ak aada yu wër yu mat seen kilifteef ñoo tabax réew mi ba mu am xar kanam di mu am ba tax na ñun mënuñu lu dul saluer li nga xam ne mooy li nga xam ne moo fi jóge lenn nag dinañ ko bantuwaat ñi ngi encourager force de défense ak sécurité yi mooy takk der yi ak autorité de l'État ñu continuer di aar Sénégal di continuer di aar République du Sénégal di continuer di aar l'état de droit mooy aar li nga xam ne sunu réew yoon moo koy doxal waaye du jaayante doole ndax yoon fu mu la arrangé nga ne yoon baax na su la arrangé wul nga ne dinaa taal réew mi loolu suñu amul ay njiit ci état bi ñu mat duñ ñu mën a aaral loolu moo tax ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye di surtout sant sénégalais yi ci seen mat ak ci seen taxawaay amul benn homme politique ci réew mi bu mun a won sénégalais yi loo xam ne mën nga leen a nax sénégalais yi fer nañuy nax saaga yóbbuwul seen fit menacé leen ba li ñu war a def duñ ko def yóbbuwul seen fit jéem leen a nax mun du sotti kenn nag mënu leen a nax li xew nag ñëpp gis nañ ko kenn mënu fi créer leneen loo xam ne lu abstrait la sénégalais yi ku ñu àndal ànd nañ ak yow ku ñu àndalul du ñu ànd ak yow te niñ koy waxee xam nañu ko niñ koy waxee mooy jël ay xob sànni ko ci urne bi te ka ñuy sànnil xob ci urne bi mooy ka leen doy te ka leen doy mooy ku leen wan projet bu sérieux bu responsable waaye lu dul rek bët bu set di xuloo di teesante wax ji bëri di sonal ñëpp li am solo mooy fa ñu war a dem ci élection ñu dem fa ku nekk sa projet ba nga am nga wane ko fa su ko defee Sénégal continuer ci tradition démocratique am ñuy gërëm ñëpp di gërëm sénégalais yi encore une fois di gërëm journalistes yi ndax nag yéen i tamit jamono yi li ngeen di dund métti na waaw ndax excusé wu nañ lu bëri mais ça ne règle pas le problème fii li fi amaan historiquement mooy un pouvoir central buy agressé ay journalistes fan ngeen dégg ñu ne leen la coalition de l'État attaqué na une maison de presse par 2 fois song nañ ay journalistes di leen duma di leen xañ seen liggéey loolu mooy li dëgg leneen li dëgg mooy taskatu xabaar yi am ngeen responsabilité énorme sur li nga xam ne mooy démocratie Sénégal liberté d'expression moo ko lal mais fu ñu teg ne liberté éditoriale du am ku wax ngeen menacé ko saaga ko culture de violence boobu dina fi dëñ ci nii wala dina fi dëñ ci nële te askanu Sénégal moo koy teggil boppam loolu mooy sunu conviction. réew mu mel ni Sénégal dictature dina am chaîne télé bu mel ni Walfadjri réew mu mel ni Sénégal dina am chaîne bu mel ni Sen TV nga xam ne patron télé ba day toog suba ba ngoon jot lu ko neex mu yegg ko Macky Sall te dara du ko ci fekk dama ne caaxaan baaxul am réew dañ koy teg ci dëgg wala ñu teg ko ci leneen dëgg gi mooy ñi amul projet pour réew mi li ñu bëgg a jël comme alternative mooy ay waxu caaxaan rek suba ba ngoon jot xuloo xeex wax ju ñaaw mais loolu depuis kañ la nekk suñu règle démocratique il faut qu'on refuse par tous les moyens possibles li nga xam ne dañu bëgg a salfaañe suñu démocratie ak son modèle te loolu nag jógewul ci pouvoir bi ñiy agressé journalistes yi ci opposition bi lañ jóge ñiy saaga nit ñi ci opposition bi lañ jóge loolu il faut que ñu am fit ak fulla ak fayday wax ko bu ñu nangu kenn journaliste société civile kilifa diine ñëpp la ñuy saaga bàyyiwuñ kenn nañ taxaw jàkkaarloog ñoom ci principe pas ci violence mais li mu laaj pour ñu wax leen dëgg ñu taxaw wax leen ko bu ñu tiit ñu toj suñu caméra bu ñu tiit ñu agressé ñu comme journaliste
bu ñu tiit ñu agressé ñu comme koo xam ne tu es un leader de la société civile. Sunu démocratie bii ñoom Mame Senghor ñoom Sëñ Fallou ñoom Seydi Hadj Malick ak yeneen i kilifa diina ñoom Baye Niass ak autres Cheikh Anta Diop ak ñoom Mamadou Dia bu ñu nangu ñu salfaañee ko nag weesuwul ne léegi wax jeex na fi jaayante doole la épreuve de force on va prendre le pouvoir par la rue loolu sénégalais yi ñoo ko mayul kenn donc jàppuñ ne ndamu kenn la ndamu sénégalais yi la waaw kii loolu lañ jàpp ne moo jaadu woon nañu ñëw wecce ko xel ak xalaat ak yéen su laajee ci actualité bi fii ak suba ñu dajewaat itam dinañ daje loolu faw ñu waxtaan ci en tant que cellule communication de Benno Bokk Yaakaar li ñu yaakaar ñun mooy jokkoo bi ak yéen warul dagg te buum bi du dagg fu ñu tegee lu dul dëgg dina ñëw teggi ko ne du dëgg fu ñu waxee lu safaanoo dina ñëw wax ne dafa safaanoo ak li nga xam ne mooy li dëgg waaye nan lañ mun di teree nit ñi ñu communiquer fan lañ teg coalition Benno Bokk Yaakaar suy wax ñu naan ko ay da ngay répondre dañuy avancer dañuy proposer wax ji du loolu de wax ji mooy journalistes yi ñi agressé ñu bako wax ji mooy saaga bi ñuy saaga nit ñi ñu bako wax ji mooy insulteur public yi ñuy jël di leen yóbbu ci meeting di leen jox kàddu ñu bàyyi ko wax ji mooy li ñu jàpp ne politique xuppaate la ak nappaate ñu bako parce que loolu du dox lii mooy li nga xam ne mooy wax ji loolu leneen ñun duñu impressionné parce que li tax nag duñu impressionné du dara lu dul am nañ projet politique bu sérieux ànd ak ay njiit yu sérieux am ay responsables yu mot responsable des hommes d'État aguerris yu am yërmande ci réew mi am yërmande ci askan wi xalaatuñ ko taal musuñ koo xalaata taal ba ñuy nekk opposition rawatina bi ñu yore nguur waaw loolu nag soo ànd ak équipe bu mel noonu da ngay ànd ak dal ndamal démocratie Sénégal nag ndamu journalistes yi la ndamu sénégalais yi la ndamu li nga xam ne mooy xar kanamu Sénégal la